politique na po na émission buy jox ndaw yi kàddu ñu ñëw taxaw exprimer wu expliquer wax yan point ak yan solution la ñuy def pour mën a am benn sorte de crise selon seen gox wala Sénégal nekkatul émission bi woo politicien yi mu ñëw toog di dige mais déedéet kii politicien bu bees bi la di Sénégal soxla day ñëw wax naka la ñuy def ak yan yoon la ñuy jël pour génn ci guuta gi. salaamaaleykum ami internet yéen ñi tàmm dina seetaan ci seen chaîne 7TOUF tey seen émission politique neuve ñëwaat ak gan bu nga xamante ni jaaroon na fi ñu koy wax Serigne Sarr Bamba Mbengue di professeur bilingue français anglais en même temps di speaker manager speaker motivation. tey ñuy waxtaanee comme thème dépravation ak dépression chez les jeunes muy yàqute dëngate ak lu waral jeunesse bi tey jël yoon bii ba Sénégal nekk ci guuta il va venir avec des solutions mais avant ça dina defaat benn diagnostic def étude étaler un peu les causes et les conséquences avant d'apporter des solutions professeur nuyu naa la. maa ngi lay fay monsieur Arouna maa ngi lay fay di kontaan ci li nga ma invité waat fii ci plateau bi nga xam maa ngi koy bëgg a miin c'est vrai bi mooy deuxième fois nga di ma invité fii pour ñuy wax ci affaire àdduna parce que sujet bi nga wax sànq affaire àdduna la dëkk boo dem am na fa mais ñun lu ñu intéressé mooy Sénégal ok bon sawar naa ci wax ci yaa ngi ma ni dépravation ak dépression mu nekk ñaari mots yoo xam ni ñoom ñaar ñoo ànd n'est-ce pas ñaari mots yoo xam ne benn mënul dem bàyyi sa morom di ay mbir yu bon noonu laa koy tuddee ndax dépravation lu bon la maanaam mooy ñi nga xamante ni dañuy def lu bon du ñu def lu baax dépression mu ñi nga xam ne dañu dem ba jaaxle mënatuñ contrôler sax seen cerveau muy ñaari mbir yu doy waar nga xam ni fës na ren fi mu toll ni ci askanu Sénégal te boo xoolee tranche d'âge bi nga xamante ni ci ñoom la gën a fës muy adolescent yi te bu ñu nee adolescent entre ku am 11 fukki at ak benn ba am fukki at ak juróom-ñeent maanaam entre 11 et 19 ans foofu la gën a grave nga xam ni kii tuuti rek moom moo tax mu majeur bon ñu gis ci ay mbir yoo xamante ni ñàkk cee bañ a wax wóorul bugguma ci àddu directement te posé wu ma ay questions yu spécifiques yoo xam te nga naan ma lii ma tontu la lii moo tax lii junj la rek ak nuyoo muy sama njëlbeen di wax di la déglu ba ci kanam ndax gannaaw ñëpp xam nañ la mooy dépravation ak dépression te xam nañ ni li ko fi indi fii ci dëkk bi ak yan pexe la ñu war a mën a def donte que mënuñoo def fi pexe ba mu dañ fi complètement mais am nay pexe yu ñu mën a def pour wàññi ko ndax àdduna lépp loo mënta dindi rek da nga koy wàññi. kon ma déglu la ñu jàll ci waxtaan bi dëgg-dëgg. ñu xool dan la ñuy wax d'accord léegi dañ koy étaler en 3 parties comme ni nga ko waxoon dañuy def causes yi def conséquences yi apporter finalement ak des solutions mais ci causes yi sama première question mooy tey boo doon identifier le Sénégalais tey boo doon def psychologie. ak sociologie sénégalais bi ba pare d'abord il faut que. avant ñu def entrée en matière préambule mooy le Sénégalais il est qui bon soo xoolee dëgg-dëgg soo mënee le Sénégalais il est qui Sénégalais ñun dañu nekk dëkk boo xamante ni dañuy évoluer ci vitesse yu différentes dañuy def ay extrémités Sénégalais par exemple dañ naan bu baaxee rek baax na bu bonee rek bon na loolu moo dippee sax pays de la teranga loo ñu lebal dañ la koy fay boo ñu jaayee baax ñu gën laa baax boo ñu jaayee bon ñu gën laa bon mais dëgg-dëgg sa question comprendre naa ko maanaam comportement sénégalais ak jikkoom nga ma bëgg a laaj. bon soo xoolee dëkk bi sax lu tax fi mu toll nii doxul on a des problèmes ñuy wax affaire sous-développement c'est un problème de comportement. damay ni sax parfois bu ñu jëloon dëkk bi ku nekk nga jox ko sax 1 milliard nit ñi dañuy gën di xamadi lu tax ñu yaru parce que jikko la rek nit ñi la ñu war a éduquer ba pare boo demee dëkku tubaab yi sénégalais yi nga fay fekk. souvent ñooy gën a correct tubaab bi parce que dañuy roy dàq di leen jéem a toppandoo mais bu ñu ñëwee fii nu leen neex la ñuy comporté woo maanaam indiscipline bi am ci dëkk bi dafay feeñ ci circulation bi feeñ ci bërëbu liggéeykaay yi feeñ ci kër yi feeñ fépp te koo gis wax bu mu lay njëkk a wax mooy maa la gën a réew te réew noppalewul koo joteel rek maa la gën a réew la lay wax moo lay wan ni ñii xam nañ ñun dañoo xamati moo tax dëkk bi fi mu toll nii lépp a metti dara doxul ndax ku réew mënta lijjanti benn mbir mooy sama njëlbeen wax réew noppalewul boo réewee loo dugg mu yàqu loolu tax fi mu ne Sénégalais étiquette boobu laa fay xaw a taf muy réewande indiscipline moom moo tax dépravation boobu nga wax ak dépression bi. loolu am na benn adage souvent bu doon wax naan regarde pas pour connaître l'Africain ne regarde pas ce qu'il
disent regarde ce qu'ils font. mais regarde ce qu'ils font. waaw kooku benn philosophe moom ne regarde pas ce qu'ils disent n'écoute pas ce qu'ils disent regarde ce qu'ils font kooku wax na dëgg li ñuy wax bu ko déglu xoolal nan la ñuy defee nan la ñuy def tey koo ci invité wala koo ci jox parole mu wax la loo xamante ni da nga naan kii wàllilu wala nangam mais koo ci def référence mu bett la. loolu gis nañ ko ba ci sunu njiit yeeg yépp dañu gis koo xam ne ñëpp dañ koy fan parce que dañ naan dafa yaru sa waay maanaam bëgguma dugg ci affaire diine. waaw dafa am diine. waaw dafa am diine dafa baax moom du tooñ foo ko fekk dafay julli foo ko fekk day dem jumaa ja wala day dem église ci ku nekk ak sa diine mais boo ko creuser da lay bett da nga koy def référence mu bett la loolu moom mooy sénégalais dëgg-dëgg maanaam li ñuy wax ak li ñuy jëf bokkul. sénégalais mooy dëkk boo xam te ni ñëpp a mystique te koo ci waxal mu ne la non man du ma takk téere du ma sangoo saafara du ma kii man gëwma loolu te fekk kala ko wax moom moo ko gëm moom. boo xoolee bërëb yi nga xamante ni foofu la ñuy xeexee corruption sax fa la corruption gën a bëree. xaw ma ndax xam seetlu nga li may wax xam déet. lépp li ñuy tere fii ci Sénégal boo demee bërëb yi nga xam dañ ko maanaam teg tey créer benn structure boo xam dañ ne dañuy xeex lii boo demee ci structure boobu loolu moo fa am loolu moo fa ëpp. bizarre paradoxe. voilà c'est très bizarre tey pour jox la un exemple di jëlal sa miiru buntu kër nga bind fa défense d'uriner foofu la ñuy ñëw di saw dañ fay sax puub man maa la ko wax c'est parce que la nature humaine ne veut pas d'interdit surtout sénégalais en particulier lu mu gën a bañ mooy lu ñu koy tere soo bindoon je le répète bindal sa buntu kër défense d'uriner amende 5000 francs wala nangam bu subaa ñu commencé ñëw di fa saw te loolu war na jaaxal ku ne. bah bizarrement psychologie boobu noonu. voilà après lan mooy pousser la personne à ce que moom muy réagir muy defee noonu quoi. très bien parce que ñun dañu discipliné wul dañu nekk ay xeet yoo xam te ne sunu borom daf ñoo sàkk noonu damay dem sa ba yaakaar ni est-ce que ñun maanaam yàlla moo ñu bind noonu rek pour ñu ñëw ci àdduna bi di saboter yooyu daal parce que boo xoolee comportement gars yi nit da ngay gis sax koo xam ne da lay ëpp xaalis tuuti dana naan dinaa la duma te sama loxo du la laal. bizarrement loolu mooy lan dinaa la duma te sama loxo du la laal mooy. damay fay maa la ëpp bras long. mun naa laa tooñ ba pare tëj la ci kaso boole duma la. te du mujj fenn. gis nañu fi chaque jour ay yoo xam ne du mujj fenn ay takk der ak ay nit ay ñuy liggéey ci administration ay nit yoo xamante ni léegi am na ñoom ñemeetuñ sax dem sax police di légaliser wala nangam parce que dañ lay ñàkkee kersa wala ñu toroxal te du mujj fenn dañ lay saaga boo xefee ñu dugal ci kaso wala ñu duma la nii live in direct kenn du ci mun dara. wala nga taxaw ci télé bi saaga. waaw wala nga dend nga dawalandoog nit ci tali bi koo xam ni autorité la mun na liggéey foo xamante ni yàlla may nañ ko ndombal tànk wala nangam mu tooñ la nii nga wax mu génn wan la kartam ñu jàpp créer la sans problème loolu sénégalais moo mel noonu sénégalais lu mu la ëppale wan la ko lu mu la ëppale rek wan la ko doole bu la ko ëppee dala koy wan. est-ce que du loolu moo tax à chaque fois état bi di rater politique de jeunesse am ak politique de financement yi. parce que boo déggee ñu def nañ plus de 80 milliards ci 4 ans yi. au niveau de la DER. pour financer jeunes yi. et là tu te dis que ni yan jeunes lañ financer ban entrepreneuriat moo dox. DER bu demee di recouvrir du fa fekk dara. sànni na 80 milliards mais bu demee du récupérer 80 millions booy lekk nañ xaalis bi. wala boog booy amul woon financement wala bu baax financement bu motul woon wala projet bi moo leer woon c'est quoi. yow yaa ñëpp xam nañ yaa ma gën a xam ni affaire financement boobu c'est du bluff c'est du chiquet ay sóob la yaa ko wax fii léegi nee nga dem nga buy dem di recouvrer du gis dara. parce que xaalis boobu peut-être bu ñuy jox ay nit la yoo xam ne dañu bëgg élection yi bu ñëwee ñu voter leen wala genre affaire yu demee noonu la man noonu laa ko gisee. parce que tey man su ma bëggoon ñu lebal ma xam naa ne duñ ma lebal. yow est-ce que lebal nañ la. non est-ce que xam nga ku xam ku ñu lebal. non du ñu lebal ku sérieux koo xam ne àndul ak ñoom man ñi ma gis ñu jox xaalis la yàlla xam doy na ay jeunes politiciens la yoo xamante ne ñu ñuy lebal xaalis ñu dem déjà am na benn tranche d'âge boo xam ne boo ci nekkee bu dégg naa boo duggee ci formulaire boo remplir dañ naan la non sa at mayu la pour ñu lebal nag te gis nañ ñoo xamante ni ñoo lay mag foofu dañ leen di lebal. kon mbir yi ay dóor la ñëpp xam nañ ko ñun ay sénégalais lañ xam nañ ni dañuy sóob. affaire boobu nga tudd léegi bëgguma ko tudd. ay sóob la ay kàcc la dafa am ñu ñuy jël jox leen xaalis pour ñu voter leen après parce que bu ñu demee duñ fa fekk dara xaalis bu ñu sànni la maye ko c'est ça en fait. ok du coup jeunesse bi nga xamante ne day wut financement wala day wut accord wala mu jàng ba pare. wala mu toog ci koñ bi deful dara xëyul gontul wàccul
kooku il est très facile mu dugg dans la gauche. waaw mais loolu la jeunes yi nga gis yëpp ñi nga xam ne ils sont partis à la dérive loolu la parce que yaa ko wax dépression nga moo ak dépravation parce que xamatuñu fan la ñuy teg seen tànk ñu ci bëri tukki la ñu gis wala ñu jéem a dóor am xaalis parce que tey li ñu naan les Africains sont contre le savoir tey soo amee un projet boo xam ne ça parle d'éducation duñ ko financer c'est visible koo bëgg wool ku la neex mu ne ma Bamba man sama projet bind naa ko affaire éducation la wax financé nañ ko c'est faux kenn du ko financer parce que gëmuñu affaire jàng seen yoon nekku ci école yi seen doom yi jàngee wuñu fi gis nga su école bi doxee bu doxul yépp seen yoon nekku ci parce que seeni doom jàngee wuñ bu dee dañuy jàngee ci dëkk bi jàngee wuñ ci école sénégalaise yi je lance un défi à ku bëgg ñi nekk ci nguur gi autorités yi ñi war a doxal éducation bi war a tabax école yeeg yooyu seen doom yi jàngewuñ ci école yi wala jàngewuñ ci dëkk bi ku bëgg na ñëw ñu def confrontation man maa la ko wax ailleurs la ñuy jàngee moo tax bu école bi doxee bu dox seen yoon nekku ci lu leen intéressé mooy ñu tabax benn stade lamb gars yi di bëree parce que loolu moo leen intéressé léegi loolu moom mooy tax ñu dugaat nañ sax suñu sujet loolu moo indi dëgg-dëgg dépravation boobu ak dépression parce que booy dañuy dem ba amatuñ pexe xam nga nit bu demee ba amatul pexe day jaaxle. xoolal jeune bu am 35 ans. wala 30 ans amoo liggéey nga jàng ba may diplôme yow xamoo sax boo yeewoo ndax di nga ndékki wala di nga añ wala di nga reer bu ñu waxee ñu ne na entreprendre comment fii koo fi gis dañ ko dimbali mooy li sëriñ bi wax jàmbaar amul ku ñu dimbali moo amul man gëwma from zero to hero boobu ñuy wax gëwuma ko koo gis am na ku dañ ko dimbali. da ngay góorgóorlu non di la jox ay anecdote naan la ay Alibaba ay nangam ay marketing de réseau c'est faux yooyu yëpp du dëgg ñooñu di la ko wax même ñooñu di def des cours de coaching di la expliquer naan la non boo defee lii mun nga partir à partir de 300 000 wala 100 000 francs mun nga créer une entreprise c'est faux ñoom duñ ko def parce que mënul nekk ci contexte bi ñu nekk la. tey boo jëlee un jeune bu dëkk dans la banlieue. nga xam ne dafa jàng après école primaire dem am bac Limaamu Laay dem université def façon concours bu nekk du admis te xam nañ lan moo tax du admis pour mu dem dugg école normale sax am diplôme bi tax mu nekk un professeur wala un enseignant sax du ko am te ñun ñëpp xam nañ système boo xam ne ça ne dit pas son nom xam nañ ñu tax du réussir jeunes yooyu ñooy dem tey mais dañuy jël gaal gi wala dañuy fexe le tout pour am visa dem jàngi à l'extérieur te duñ ko am finalement lan la ñuy nekkee ci koñ bi di jéem a dóor ñii dañuy dem ba dañuy tux bon ñii dañuy dem naan sàngara moo tax genn wàll gi yëpp ñu ngi en prison ñenn ñi dee nañ loolu moom xoolal tout récemment li xew à Mbour ay jeunes yoo xamante ne amuñu sax 17 ans di jouer film porno waaw man bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy weren ci loo xam ne gisuñu ko mais man je l'ai vu dama ko gis téléphone suma benn collègue moo ma ko gis naa xale yi di sëy nii ma gis ko wallahi azim nelawuma toute la journée parce que dama am betteel sëy boo xam ne avec violence boo xam ne ñi sëy 12 ans de mariage wala 15 ans sax mënuñu ko ay xale yu ndaw yu am 13 ans 14 ans di sëy façon sëy bu salte boobu comme des acteurs pornographiques mais je suis dégoûté mais loolu nga defee ni faute bi kan la faute bi c'est les parents et l'État. Oui, la société, la famille. C'est ça l'État. léegi dañuy encourager ñoo xamante ne ay defkatu ñaawteef lañ. xoolal ci kii ci réseau yi. ci médias yi ñi nga xam ne ñooy wane seen awra futteeku ñooñu dañuy récompenser. da ngay gis ku fi wane awraam juutu def lu ko neex ñu xëy suba ñu ne dégg nañ tàkk nañ ko may nañ ko 30 millions. dégg bu baax lu ma la wax da ngay gis ku génn def na ko su noonu summeeku ba set. nga xam ni kooku normalement bu fekkee dans un pays qui se respecte wala ku nekk ci famille boo xam ne dafa respecter ay waa famille am tey elle doit raser les murs wala mu toxu wala mu xaru sax wala ñu rey ko mais dañuy xëy ginnaaw suba ñu ne may nañ ko 30 millions. benn waay takk na ko may na ko 30 millions. nga gis ko ñu wane ko ci réseaux sociaux yi muy TikTok di dawal benn décapotable wala muy dawal oto bu rafet. ak di joxe leçon mel ni dafay ñaawal ñi baax. da ngay dem ba defe ni yow ñi baax léegi mooy échec. da ngay gis xale yu jigéen yu correct yu toog seen pooji ndey ni ñu koy waxee du ñu am loolu nga gis ku futteeku ñu may ko 30 millions takk ko wala ñu lay interroger ci plateau bu nekk ngay wax fekk pervers nga. ñuy interroger di inviter ay professionnels par exemple su ma nee professionnel bëgguma wax prostituée. ñoo xam ne ni c'est déguisé ñu leen di interroger ci plateau yi di interroger ay góor yoo xamante dañuy wane seen awra
ci télé bi ñu leen di jël ñuy def ay publicité nangam nga xam ne dañuy encourager médiocrité quoi. on fait l'apologie, très la bien. promotion de la médiocrité au Sénégal. Franchement loolu la. loolu moo tax xale yi léegi ku jug ne xaar ma def comme noonu dara du ma ci fekk. da ngay gis sax da ngay may supporter yuy commenter naan non bu leen ko laal bu leen nag moo tax lii Umberto Eco wax dafa grave. dafa ne les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui autrefois ne parlaient qu'au bar et on les faisait taire automatiquement. Ils ne causaient aucun tort à la collectivité. Mais aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. ndax réseaux sociaux yi kenn contrôlé wu ko ku mu neex nga cliquer sa téléphone bi nga génne nga cliquer nga wax lu la neex nga saaga ku la neex. waay tëju mujj fenn TikTok y a des pays yoo xam dañ ko fa interdire. oui les pays se respectent. comme ay Chine ak yooyu dañ ko kenn du ko fa utiliser mais fii nga xam ni poubelle la xale yi dañuy xoolal xale buy filmer boppam di jouer porno filmer boppam ba pare balancer ko ci réseau yi ñu xëy suba am ñu koy supporter muy gën a génn di fës ci télé ñu koy invité di ko jox temps de parole boo xam ni mosuñu koo jox sax Cheikh Anta Diop di ko jox koo xamante ni il n'est pas sérieux. contre nature. waaye il contribue wala elle contribue à ce que population bi jeunesse bi nekk ay pervers. nga xam ne la jeunesse est livrée à elle-même c'est la perdition xool làmb ji bu làmb jeexee yow doo nangoo jaar aux alentours sa oto dañ koy tas dañ lay lekk c'est ça le mot dañ lay lekk ñeme woo ko làmb bu tasee nga jaar aux alentours dañ lay lekk maa la ko wax léegi yooyu. il faut population bi il faut ñu jug ci il faut ñu conscientiser jeunes yi il faut ñu wax ak ñoom. wax leen du loolu mooy valeur. parce que am na ki doon wax laan sànq moom le ce qui va lui faire plus mal. mooy vidéo bi ci loxo yi muy accéder après. très bien. nee na seen yeneen moroom yi xamuloon dara daan toog seen kër yi. peut-être ñoom ñooñu am tey 16 15. nee na ñoom yor na ko. te dara du leen ci fekk bu ñu xëyee ni ñoom yi dañ koy essayer ji wala dañ koy xool ci mooy rôle média télé à la place fi ñu war di valoriser les compétences. les références les modèles. di wan nit ñi di leen pousser à ce que ñuy éveiller mais la télé l'écran joue son rôle d'écran mooy mur comme écran su ko fee dalay empêcher de voir la réalité malheureusement sunu télé yi sunu rajo yi ba ci yenn ci animateurs yi ak présentateurs yi mooy li nga wax ils sont en train de faire pousser la jeunesse dans le côté gauche te loolu def nga parcours bi résumé nga un peu wax nga ce qui pousse certains même ñuy jël gaal yi wax nga aussi lu tax ñenn ñi di tuxum mboon toog ci koñ yi naan ataaya di sàcc ñii di agressé ñu xamante ni seen intention première nekkul woon loolu day pousser sax ñenn ñi à ce que ñoom ñu ñaan yàlla génn réew mi wala seen doom bañ fi judd parce que dañ naan Sénégal. waaw laal nga point bu sensible xam nga loolu moom mooy li ma gën a metti tey xam nga expliqué naa la sànq bi ñu nekkee dans la voiture que ni man la je suis en train d'écrire un livre maa ngi bind benn livre boo xam ne ci loolu lay wax. tey ñëpp xam nañ ni li tax booy yi di oser jël gaal gi xam nga ñi jël gaal gi sax du dañu xaru de parce que tey buñ nee gaal gi bu këppoo ku nekk day yaakaar ni doo dee. waaw non xaruwun de. non yaa déglu bu baax li ma la wax. gis nga gaal gi da buñ nee bu gaal gi këppoo bu nee gaal gi du yegg Espagne bu demee ba Maroc day këpp bu këppoo nangam de personne dinañ dee kenn du xalaat ni da ngay dee. ku nekk da ngay yaakaar ni bu gaal gi di teer même bu dee benn nit buy rëcc ci yow lay doon. loolu tax gars yi di ko oser jël kenn du xalaat ni da ngay dee. ndax ku xalaat ni da ngay dee doo ci dugg nit du xalaat ni sax moom dana dee ndax bu ko doon xalaat ni tey du dugg ci gaal googu ndax bu xamoon ni bu ci duggee ba gaal bi du yegg du dugg mais pour moom bu benn nit di rëcc ci moom lay doon. mais Arona nga baal ma li tax gars yi di jël gaal gi mais gars yi xam nañ ko li tax gars yi bëgguñu fi toog xam nañ ko tey boo demee dans les grandes entreprises très rarement ngay gis ku jàngee fii ba am fi ay diplôme nekk chef d'entreprise wala directeur bi. nekk fa chef oui. souvent dañuy xool les diplômes extérieurs. déjà mooy li tax gars yi bëgg a dem jàngi à l'extérieur parce que suñu diplôme yi amul valeur faale wuñ ko. deuxièmement bi fii ñu si bëri gars yi bëgguñu seen doom juddoo fi da ngay gis koo xam ne bu jabaram ëmbee ba am 7 mois da ko yóbbu États-Unis wala Canada wala France wala Angleterre pour mu amee fa doom parce que gars yi bëgguñu sax seen doom nekk sénégalais loolu xam nga ko. ba pare di joxe leçon de morale. ba pare di joxe leçon de morale naan bu leen jël gaal gi non mun ngeen vous pouvez réussir ici man fii laa juddoo fii laa màggee par exemple joxe naan ay yëmbal laa juddoo caaro fii laa màggee fii laa jàngee maa ngi nii nekk naa nangam
mais sa jabar bu ëmbee buy waaj am doom da ngay dem yóbbu ko États-Unis mu ëmbee mu am fa doom la moo tax bëggoo sa doom nekk sénégalais parce que yow gëm nga ni d'ici 20 ans sax même difficulté yi moom mooy am ba tey difficulté yi pour obtenir le visa yooyu ba tey ça reste yow loolu nga gëm. moo tax bëgguloo sa doom dund difficulté yooyu te xamoo ni on peut réussir ici parce que boo ko gëmoon doo bàyyi sa doom juddoo foofu parce que tu veux que ton enfant soit un américain bëggoo mu nekk sénégalais ba pare gars yi mais de qui se moque-t-on. da ngay gis fu aspirer sax diriger réew mi. ay ministre ay député ay président léegi nga xam ne seen doom yi sax duñu ay sénégalais. dégguñu olof duñu sénégalais fii gis nañ ko ñoo xam ñoom ñu si bëri ñu nekk si nguur c'est leurs enfants ne sont pas des sénégalais leurs enfants ne parlent pas la langue qu'on parle ici duñu làkk olof duñu làkk tukulóor duñu làkk séeréer duñu làkk et cetera tubaab la ñuy làkk wala anglais te seen doom nekkuñu ay sénégalais ay nationalité américaine lañu yor canadienne française wala anglaise ku bugg na ñëw ñu vérifier. ba pare yow nga bëgg a nekk président de la République du Sénégal nga bëgg ñu diriger non c'est frustrant sax ngay wax mais de qui se moque-t-on ils prennent le peuple pour des canards sauvages dañuy jël nit ñi pour moins que du bétail mais il est temps que nit yi yeewu parce que lavage de cerveau boobu ñu def ci bopp jeunes yi nga xam ni dañuy def sa bopp que ni yow boo tukkiwul doo tekki ba tubaab yi sax xam ko il se moque de nous. gis nga corona bi li mu rey au Canada ak li mu rey ay Italie yooyu ba pare léegi ñuy favoriser waat immigration nag africains yi ñëw liggéey. tey Arona esclavage bu ñëwaatoon dina am ñoo xam ñooy paasal seen bopp dem. pour nekk des esclaves. am naa ci benn frère. soo demee en Italie wala en Espagne toolu raisin yi kii gars yi xam nga nañ leen di recruter bu ñu wàccee ci camions yi dañuy xool seen bëñ yi xool ndax ils sont forts comme temps esclave li ma la wax je pèse bien mes mots de. laajal ko li ma la wax lu leer laa la wax dañ leen di xool bu ñu wàcc xool comme temps esclavage ni ñuy xoolee noir bi ndax taxaw na physiquement xool bëñ yi ndax am feebar na xool bët yi ñu la wax yow yéegal ñi ci des ñu ne leen dem leen da ngay gis sa gars yi di train pour am doole pour mën a dem witti ci toolu raisin yi laaj leen woo leen boo amee copain bu fa nekk noonu lañ leen di jëlee esclavage bu amaatoon day am ñeneen ñuy. mais l'esclavage jusqu'à présent am na mais c'est que tubaab bi moo ñuy nax. pour gars yi am na boo yoo xam ne boo leen joxoon tey 1 milliard ne la nga investir fii. ak nga dem États-Unis wala France wala Espagne dañ la bàyyil ma dem États-Unis non li ma la wax je parle par expérience xam naa koo xamante ni magam lui a proposé beaucoup d'argent à part d'Italie ne ko je te donne de l'argent yow nga investir fii mu ne non damay dem ba xuloo ceeg moom mais il l'a regretté bi mu demee amul tus mu ngi waat fii di taxawaalu léegi bu jotoon ci xaalis boobu 5 millions boobu du ko sax gëmee lavage de cerveau boobu Arona moom moo war a dañ que ni boo tukkiwul doo tekki. boo tukkiwul doo tekki mais loolu c'est faux. mais le rôle de nos écoles aussi. école l'enseignement que nous méritons ñun dans les salles de classe dans le programme y a rien qui motive. tout sax dans le programme yooyu Arona il est temps que nous valoriser sunu langue yi olof séeréer ay sax tous les pays. yi nga xam ni dañu développé aujourd'hui ils parlent leur langue naar yi ils sont trop fiers arabes yi demal ay ambassade Égypte ay Maroc ay Corée naar la ñuy làkk duñ fa làkk anglais de wala français naar am na sax li gën a insolite mooy j'ai travaillé avec ay égyptiens yoo xamante ni c'est des diplomates qui travaillent à l'ambassade de l'Égypte ici au Sénégal dégguñu anglais wallahi wax naa la man j'ai travaillé avec eux dégguñu anglais arabe rek la ñuy làkk te ils travaillent là-bas ils gagnent beaucoup d'argent tey ñun mais parler français n'est pas une fin en soi. non mais fii boo kii sax ñu naan non sa waay dafa dégg tubaab wala sa waay déggul tubaab. ay ñoo xamante ni ñoo xamante ni doo comprendre ay vrai artistes yoo xam ne dañ lay ñoo xam ne ils sont maanaam dañoo doy waar dañ lay présenter sax seeni doom naan la. sama doom bi il s'appelle na la déggul olof mel ni c'est une qualité xam nga dama wax olof parce que c'est la langue de référence mais mu ne déggul làkk bi ñuy làkk tubaab la dégg wala anglais la dégg di la ko wax ak fierté boo xam ne mel ni loolu qualité la daal non ma présente sama doom bi Ablaye déggul sax olof mais loolu mooy lan yow. alors que domination totale. léegi ils veulent montrer que ni c'est un signe de réussite que yow da nga réussir da nga dëkk sax ci environnement boo xam ne sa doom yi tubaab la ñuy làkk maanaam yow réussir nga tekki nga dafa dem ba sax
dafa dem ba ci yenn secteurs yoom boo fa duggee comme lu mel ni ay Auchan ma may leen publicité bi ay Brioche Dorée yenn kii ba moo tax ma jàppante ci ak benn maire da ngay dugg foofu mel ni dañuy tere fii ku làkk olof wala kii gars yi bu ñu xasee ba dugg foofu rek dootuñu nangoo wax olof quoi tubaab la ñuy làkk oui en fait bi kii li tax ñee kii nag ma ne ko maire pourquoi yow nga may làkk olof tubaab lu xew mu ne ma non rien ma ne ko mais man je comprends parfaitement wolof wax ma olof lu xew ba nga may làkk ay tubaab mais man j'étais étonné mel ni comme secteur yooyu boo fa duggee da nga mais ñii kan lañu yàpp. c'est la France emportée. il faut ñuy làkk xale yi seeni làkk seen biir kër. ñun ñëpp suñuy waajur ay jàngalekat lañ suñuy kër musuñu fa làkk tubaab olof lañ fa doon làkk bu ñuy lekk dañuy lekk comme ay africain. pourtant on a réussi. dégg nañ tubaab dégg nañ anglais. parce que dañ koy liggéeyee donc. mais bu ñu sonal nit ñi. naan ay samay doom du ñu làkk olof ak du ñu làkk saraxuleeg du ñu naan ay olof baaxul ak ay nangam c'est faux toutes les nations yi développées ont parlé leur langue et ont enseigné dans leur langue gis nga Arona nga may ma yokk ci benn exemple bu ndaw rek ñun quand on était en classe de CM2 maa ngi fàttali ko amoon nañ suñu problème di xas les nullards naan leen gis nga ñii nullards yi bu ëllëgee ñoom ñooy nekk ay di tudd ay yenn métier quoi bëgguma tudd ay métiers y a pas de sot métier mais y a de sot gens naan ñii ñooy nekk ëllëg lii ak lii ñii ñooy nilaar yi ñii ñooy nekk pauvres yi parce que sunu camarade de classe yooyu dégguñu woon tubaab parce que langue bi ñu doon jàngalee dégguñu ko loolu moo doon handicap bi mais ndekete ñooñu gën a intelligent tey boo demee Sandaga ma wan la ñu ma bokkaloon classe CM2 primaire ak collège ils sont extrêmement riches maintenant ba pare ils sont plus intelligents que nous parce que dañuy nekk chaque jour di manipuler xaalis. demal am nga doctorat en marketing ak fu la neex boo ñëwee ñu nax la jaay la ay cabinet wala ñu jaay la ay xeer te doo ci mun dara ñoo la gën a muus parce que làkk bi prof bi doon expliquer la ñu comprendre. mais boo leen waxee mat en wolof ñu tojal la ko. kon prof bi li mu doon wax c'est faux. du question du affaire bi du affaire langue du affaire dégg ma làkk ak ñàkkuma dégg làkk affaire de valoriser li ngay def li nga nekk la. donc tout ça day constituer tey bu ñu ñëwaatee ci thème bi ni dépravation des mœurs des valeurs indi aussi dépression parce que analyse globale bi nga def nii yëpp ça prouve que réellement ñun le sénégalais 6 le sénégalais type amul support mooy ça veut dire que il a quitté la base mais il n'a pas encore atteint le sommet mi ngi entre les deux je sais pas mi ngi flotter il se cherche amul benn marque déposée bi wane ni ça c'est le sénégalais ñu xamee ko loolu donc loolu tey boo doon dugg tey dans les solutions commencer un peu détaillé comme def nga diagnostic un peu causes et conséquences yi quelles seraient les premières solutions à faire mu jógee ci état avant muy jógee ci société bi dernière solution yi mu nekk société yi nga xamante ni ci parent bi la il faut déjà ñu am si sunu njiit yi il faut sunu njiit yi wan waa population wan jeunes yi que ni ñoom tamit ay sénégalais lañ ñun ay sénégalais lañ. yéen ñun ñoo yam. métit yi ngeen di dund ñun dundoon nañ ko nii ak nii la war a demee mais sunu njiit yi bu ñu yoree comportement comme ay tubaab tey sunu njiit yi nii comme ay tubaab dafa mel ni ay tubaab yu ñuul. yu jàkkaarloog ñun maanaam dañu def de sorte que xale yi jeunesse bi gars yi dañoo xeeb seen bopp fi mu toll nii moo tax. ku jug da ngay bëgg a nekk politicien. dañ naan la sax ba yow mënoo dugg ci politique bi. moo gën a gaaw xanaa bëggoo xaalis boo yow mën nga wax. jàng nangam parce que ut nga liggéey mais yow jàng mën nga wax mën nga kii doo dem dugg ci politique bi parce que raccourci la. parce que c'est des voleurs boo duggee maanaam duggal ci politique bi nga sàcc. nga volé ji. c'est une façon de demal nga sàcc duggal ci politique bi nga sàcc mais pas duggal ci politique bi nga tabax réew mi. comportement boobu la sunu ndiit yi war a am wan population bi que ni ñun fier nañ pour nekk ay sénégalais. ñun fii lañ jàngee yéen tam fii ngeen di jàngee mun ngeen a tekki fii jarul ngeen di dem te ba pare wan leen ko. di leen jox modèle yi à partir d'ici. ak seeni doom importer ay modèles. wan leen ni sunuy doom ñu ngi nii sama doom mu ngi ni école 3 lay jàngee sama doom bi mu ngi université Cheikh Anta Diop sama doom bi mu ngi fii mu ngi naan mais ana sa doom. sa doom mu ngi ci école yoo xam ne bëgguma ko tudd. ñëpp xam nañ ñu ngi ci dans des écoles américaines
wala ay école française yoo xam école yoo xam am yow xale bi amul sax nationalité sénégalaise wala sama doom mu ngi Canada wala mu ngi feneen xamuñu sax fan la université Cheikh Anta Diop nekk loolu moom moo war a dañ loolu bu dañee rek. par exemple ñu jox un ministre de l'enseignement supérieur boo xamante ni njabootam. très bien. jàngewul dans nos universités. non dañ ko war a interdire comme ni waa Nigéria def xaw ma Nigéria la xaw ma ban dëkk su ma juumul seen ministre de la santé bi dem Canada xaw ma ban dëkk di fa faju ci hôpital bi. gaa yi ko taxaw ci buntu hôpital bi ne ko doo fi dugg est-ce que gis nga li ma la wax. ressortissant yi nekk foofu. ñoo ñëw koj ko ci buntu hôpital bi ne kii yow doo fi dugg fajoo fi parce que boo defoon sa liggéey doo ñëw fi di faju. loolu nekk ministre de la santé foofu. xaru ñu xeex ak ñoom foofu ne du fi ba pare di faju si fii. ministre de la santé sa dëkk dem beneen dëkk di fa faju mais ñi ku ñu yàpp yow loolu moom mooy njëkk da nga saaga yow personnel sanitaire bi nekk sa dëkk ba pare. waaw donc da nga bëgg wax ni dépression bi ak dépravation bi yëpp cause bu conséquence bu njëkk bi suñu njiit yi. cause bu njiit bi la ak ñi tekki fii nañu bàyyi di yóbbu seen jabar yi ñuy ami doom ay Europe ak ay États-Unis di wane ni bëgguñu dëkk bi bëggoo sa doom nekk Sénégal. am na xam duñ ko déglu sax am na xam boo leen waxee ndax mais regardez-moi c'est monsieur ce qu'il est en train de dire. waaw dañ naan kii. non parce que du leen arrangé il n'a pas les moyens d'amener sa femme à l'étranger. moo tax muy wax loolu lay wax. xam nga ni nous avons les moyens. mais dañuy wax dëgg neexul c'est vrai franchement koo xamante ni yow bëggoo sa doom am nationalité dëkk bi nga dëkk. le patriotisme nañ waxante dëgg kooku boo ma ci meree yaa xam sa problème la mais xam nga ni boo tëddee nelaw di nga ni Bamba mi li mu wax dëgg la quoi di nga rus sax ba mel ni yow sa jabar bu ëmbee nga yóbbu ko États-Unis mu am fa doom lan moo tax da nga bëgg sa doom bi nekk américain n'est-ce pas bëggoo sa doom bi nekk sénégalais. mais léegi wax ñu lan moo tax. ça veut dire que ñun amuñu ay njiit. amuñu ay njiit ay imposteurs la ñu am ay imposteurs amuñu ay njiit sénégalais. dañoo am ay njiit yoo xam ne c'est des complexés ba pare c'est des cas mooy xam ni ñoo xam ni c'est des médiocres te tubaab bi xam nañ ko amuñu ay guerriers. te malheureusement am nañ ay modèles am nañ ay références am nañ ay ressources am nañ ay énergie personne laay wax de personne jëm ay nit yi nga xamante ne ay potentiel lañ ay ressources ay énergie la yoo xam mën nga puiser ci ñoom. am programme am modèle am façon de vie am tout ce qu'on a besoin am nañ ko fi mais ñooñu où sont-ils. c'est même Arouna mooy. xam nga bi nga may interroger la dernière fois wax naa la ko même dans nos familles su si am benn xale bu mën a jàng feeñee dañ naan nañ ko yóbbu Europe su si benn jeune yi feeñee automatiquement dañ naan nañ ko yóbbu France. mais est-ce que suñu enseignement bi baaxul moo tax. non du loolu dañu xam ni fële diplôme bi fële moo gën a am valeur fii man ak yow dañuy bokk ndey ak baay. nga aay loolu di jël pay chaque fois man may jël ay xam nga di jug di daanu. mais bu ñu amee bac ak bu ñu pare dañ naan yow la ñu naan nañ la yóbbu Europe nga jàngi automatiquement parce que ñun xam nañ ni kon fii baaxul li bon nañ ko fi bàyyi man maa bon man mii médiocre mbalit bi nañ ma fi bàyyi duñ ma jéem a dimbali de man lañ fi bàyyi jël yow mi nga xam ki jël jëm yóbbu tubaab bi. parce que yaakaar nañu lu baax rek ci tubaab bi la war a dem. mais état ban rôle la war a def donc pour enseignement ak formation. dañu war a tëj porte yooyu ku ñëpp ñu jàngee fii. pas ñëpp ñu jàngee fi sax je dis de manière exagérée mais xam nga li ma bëgg a wax amul ay da ngay am bac dem fële jàngi dem ki nag ñu valoriser suñu diplôme yi bu ñu demee ba yamale ku jàngee fële ku jàngee fii problème bi dina jeex bis bu ñu demee ba yamale ko. dans les entreprises ñu ngi may déglu bu baax bu ñu demee ba yamale diplôme France ak diplôme Sénégal. rek léegi coow li jeex mais balaa boobu il faut que aussi les grandes écoles il faut que ñu am des grandes écoles il faut que ñu am des grandes. mais on a de très grandes écoles. il faut ñu am aussi des grandes universités aussi. nañ ko tabax programme bi aussi ñu changé ko. mais nañ ko tabax non programme bi baax na programme bi baax na liñ ci rax dafa bari politique dafa bari Sénégal dañuy sax léegi enseignants yi gën a mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo la doon inspiré ay valeurs ñoom dugg nañ léegi sax ci politique bi. parce que même ñooñu dañuy dund ay difficultés comme personnel de santé bi. gars yi seen salaire doyul. yaa ngi comprendre amuñu fu ñu dëkk fu baax pour ñu am prêt sax à la banque c'est un problème pour ñu am kër il faut ñu liggéey ba retraité doog am kër xam nga loolu moom moo tax tey ñooñu daw ñoom tamit bàyyi seen liggéey dugg ci politique parce que xam nañ politique bi moom mooy may xaalis yow tey am na yenn bulletin de salaire yoo xam boo ko amee. boo demee banque ñu ngi may déglu bu baax de. am na yenn maanaam bu dee da ngay jàngale professeur nga
yenn salaire yi mënoo ko am ba banque di la lebal ay plus de 5 millions ak affaire yooyu parfois somme bi ñu lay proposer sax sa insulte la c'est ridicule ñu ngi may dégg de am na yenn enseignants yi nekk ci école yi ay 500 000 la leen banque di lebal ki 600 000 ñu tàkk ci jabar après daaw nga gis sa même morom boo xam ne vous avez les mêmes diplômes mu ngi nekk ci beneen structure ñu lebal ko léegi 60 millions wala 30 mu tabax kër gu rafet yor oto bu tooy lan moo tax boo nee professeur laa boo amee oto ñi ma mës a gis yëpp may am oto di dawal nangam day mel ni comme man maanaam du ma professeur comme yeneen professeurs yi parce que professeurs yi lu ñu ko xamee dugg ci ay njaga njaay ak bus yi di buuxante ak élèves yi yaa ngi comprendre frustration boobu maanaam joxuñu leen benn valeur am na ñoo xam tey pour rien au monde duñ nekk professeur duñ jàngale defal un devoir en classe nga defal une évaluation nga laajte élèves yi prof anglais yi may dégg yëpp yàgg nañ ko def prof yëpp yàgg nañ ma dégg yàgg nañ ko def seen classe boo màggee lan nga bëgg a doon bind leen amul man benn yoon laa mës a étonné wu benn yoon la sama benn étudiant benn élève mës a bind ne bu màggee professeur la bëgg a doon te c'est le meilleur moo tax dama sax jommi man ma ne kii kii de kaa la mu ne professeur la bëgg a doon étudiant yëpp di ko xool parce que pour rien au monde duñ nekk jàngalekat parce que jàngalekat yi faale wuñ leen Sénégal boo bindee projet boo xam affaire éducation la duñ ko financer ku ma weddi dina ñëw wan ma dañ koy sànni fële taluñu ko sax kenn bëggul nekk jàngalekat léegi ñëpp dañuy bëgg a dem ci politique jàngalekat yi gën a mag laa wax ci Sénégal léegi ñu ngi ci politique bi parce que amuñu dara bu ñu demee banque duñ leen lebal xaalis duñ la lebal lu weesu sax 3 millions duñ la ko lebal lan nga si mën a def de l'autre côté de la barrière nga am sa benn moromboom yéen a jàngandoo. day am maîtrise nga am maîtrise mu am doctorat sa nga am doctorat muy def loolu ak loolu mu tabax immeuble léegi sa kanam te lay liggéey ci milieu boo xam ne fenn rek lañ fay def ak sàcc. c'est bizarre du ma tudd ay tur. donc nga xam ne day xëy Sénégal mooy dëkk boo xam ne du ñu liggéey lundi la ñuy liggéey wala mardi yeneen jours yëpp duñ koy tappale boo demee ci administration yu publique boo demee gars yi 9h la ñuy xëy wala 10h wala 11h. 16h 15h. kenn ñemewu ma wetti ku ci am rendez-vous xam na li may wax bu dee àjjuma la moom bu dee 11h dafa passé jarul ngay dem danaan la dafay préparer julli jumaa bi te parfois bu nekk un musulman boo xamante ni mooy loolu. dëgër fit ndax musulman yi fii ñu si bëri xam nañ lu ñuy def julli rek la ñuy def li ci des duñ ko def da ngay wax koo xam ni c'est un très grand bandit da ngeen wax sa ba heure julli jot mu dagg ko dem julli ji pare jëlaat ak ay martum di dóoru koo ci dem bureau bu dee àjjuma la bu 11h passé saye du liggéey day wàcc ñibbi administration bi 9h la ñuy xëy souvent. bu leen amee leneen lu ñuy dox yi daal di wàcc dem seen yoon. donc boo liggéey waxtaan ma fam c'est seuls les professeurs qui travaillent en général seul nga dem fekk xëy 8h fekk ko classe am muy jàngale heure wàcc jot mu wàcc ñibbi. léegi tey solution yi ngay jëlee à partir de la famille et de la société. non il faut famille loolu solution bi affaire de fierté la. il faut parents yi aussi di surveiller seen doom yi di xool seen doom yi xam nga doom dafa neex ba pare metti bala nga ko xam yow tam nga am doom gis nga am na dans des familles yoo xam ne même da ngay am doom bu am jabar am doom mais balaa muy tëdd da ngay vérifier ndax mu ngi ci kër gi ndax mu ngi këram wala tëdd na nga woo ko téléphone xoolal ku sa yaay di woo téléphone di xool ndax am tëdd nga. da nga yor jabar ak doom. dama lay jox nga def nga mettre un parallèle entre deux types de personnes nga jël koo xamante ni comme ku mel ni yow nga xam ni majeur nga. yaa ngi fayee ko am nga sa xaalis bu la neexee tey nga fanaan biti mais sa yaay wala sa pap di vérifier ndax am yow tëdd nga ak koo xamante ni bu fi fanaanul une semaine duñ ko xam ñaar ñooñu kan mooy dem à la dérive kan moo nekk ci danger. parce que loo amul kilifa jinne doon kilifaam. kooku amul sax ma dem te dikk. donc parents yi ñoo abandonné. da ngay dem secteur yoo xam ni xale yi bu guddeeg bëccëg la ñu yemale. guddi ni mbedd mi di feesee noonu lay feesee bëccëg sa yaram sax dafay daw booy dañuy taxawaalu ci mbedd mi ay xale yu am 3 ans 4 ans di taxawaalu ci mbedd mi nu mu leen neexee duñu wax sa dem kaay tëdd wala mais koo joxul reer liñ naan koo mënul jox reer doo ko wax demal tëri de. non bariwul. koo xam sa doom boo xam ne mënoo ko jox lu mu reeree góor sax mën na dem tëddi mais jigéen
sa doom bu jigéen dafa metti doom dafa metti du loo xamante ni da nga koy jur nii rek nga doom boo xasee ba am doom yow say bëgg sa àdduna pare nga. quand on aime on devient vulnérable. yow sa àdduna yëpp moom la parce que même bu tekkee même bu la defarul sax mu noppal la kenn du la woo naan la kaay jàpp nañ ko fii jàpp nangam mais noppal na la doom da ngay jël lépp li nga am nga def ko ci moom foofu la ñu gaa yi rawee mais boo xoolee booy yi bëri dem ala di dem booy yi ñu wane ñuy jouer porno ñooñu ana seen papa ak seen yaay. ay parents abandonnés. am na xale yoo xam ne sax tey boo leen bàyyee ñu ne tàggu damay baali boo leen bàyyee duñ dem parce que sa doom li ngay def rek li mu la gis ngay def moom loolu lay def. moo tax ñu ne la booy julli fexeel ba sa doom di lay gis ngay julli booy dem église na sa doom di lay gis dee ko jàpp booy taxawal di kàbbar di julli mu lay gis day defe ne loolu rek mooy àdduna mu ngi mel ni nga am sa bibliothèque sa kër di lire. man dama defoon àdduna bi lecture mooy àdduna amul leneen lu xew parce que sama papa su ma tourné dama ko doon gis mu yor livre di lire fu ma tourné pour man àdduna lecture la ak julli parce que loolu laa ko doon gis muy def mais su dee da nga am parents yoo xamante ni yow doo leen sax gis par exemple wala boo leen gisee chaque jour ñu ngi xuloo ñu ngi xeex sa papa di saaga sa yaay nga koy dégg wala sa yaay di saaga sa papa wala sa papa di sol ko yenn col ko yi wala sa yaay di sol yenn col ko yi wala bu sa papa ak sa yaay àndee guddi gi nga xam ko bu ñu àndee bu ñuy sëy nga xam ko wala bu ñu yeewu suba ñëpp xam ni sa papa nga xam ni dañ doon def nàngam loolu. donc il faut rééduquer la société. non il faut nga rééduquer say doom du ku nekk ko war a am dafa am ñu ko mérité du ku nekk war a am jabar du ku nekk war a am jëkkër du ku nekk war a am doom parce que du dañ koy mën ak dañ koy góor dafay am xam-xam ak jigéen da ngay am fulla góor da ngay takk jigéen bu am fulla ak fit am diine góor tamit noonu lay mel mais am na loo xam ne boo ko jëlee loo gis jàpp ci. lu ñëw baax. waaw xale bu am 13 ans wala 14 ans 15 ans buy jouer porno kooku kañ la commencé sëy kooku dafa mooy li ñuy wax kii dafa roode mais ku def ay 10 ans de mariage 15 ans mooy roode. bon waxante dëgg parents yi la. c'est la famille du kenn. kooku dañu waruñu jàpp xale yi di leen ki seeni parents yi la ñu war a jàpp caw ñaf leen billaahi seen parents yi la ñu war a jàpp ñaf leen. fii ku fi nekk agresseur wala toxkatu yàmba wala prostituée wala say waajur la ñu war a jàpp ñaf leen parce que ñoom la. pourtant am na ci waajur yi def ba sonn doom te. non de xam nga nee nañ sax mën ngaa nekk imam wala nga nekk ab commissaire nga jur bandi wala kii nangam mais yooyu ay cas yu égaré la mais munoo nga am 5 doom ñoom ñëpp ñu nekk ay bandi munul nekk kenn mën na la ci nekk parce que yow xoolaatal ni nga yaree say doom. d'accord. wala boo ko mënul bul am doom bul takk jabar. compris. franchement oui. ñu ngi lay remercier professeur mot de la fin. waaw maa ngi leen di remercier li ma naqari ci émission bi rek mooy temps bi dafa gàtt parce que li ma bëggoon sànni dëgg xajul ci 35 minutes. xaw ma 30 minutes. waaw bon di jéggalu nag ci kàddu yi ak façon waxin bi quoi mais dafa doon loo xam te il faut mu génn. waaw il faut ñu koy waxtaanee quoi. waaw wax ak parents yi ñu yar seen doom yi ñu éduquer leen. parce que li ci bëri fii Sénégal lu fi xew problème d'éducation la. donc problème bi yëpp ak référence. donc dépression beeg dépravation beeg yëpp ça retourne vers l'éducation. waaw ci parents yi donc bu ñu revoir l'éducation. du jeune Sénégalais éducation bi xoolaat éducation bi à l'école. parce que kër ga da nga fay yaroo ci mbedd mi yaroo à l'école. bu ñu xoolee ñett yooyu. état société famille. état waaw. Sénégalais dina état bi wane seen fierté que ni ñoom ay sénégalais lañ. seeni doom fii la ñuy jàngee. fii la ñu amee seen diplôme fii la ñuy liggéeyee bëgguñu seen doom nekk ay américain yooyu waa population jeunesse bi gis ko ñoom tamit fier mën a toog mais boo ma wanee ni man bëgg naa nga tekki fii ba pare jël sama doom yóbbu ca xaj mu def la leneen tam dama naan dag may nax rek. waaw loolu dafa war a dañ. c'est Serigne Sarr Bamba Mbengue. professeur bilingue. français anglais maa ngi jàngale français anglais di jàngale American history aussi. Histoire lay jàngale histoire des États-Unis ou bien world history ça dépend ma nekk consultant aussi. oui xam nga nekk motivational speaker. waaw merci beaucoup. ok merci beaucoup. c'est un Pikinois. c'est un Pikinois pire Pikinois oui. on se donne rendez-vous prochainement. si yeneen thématique incha allah. ok merci beaucoup professeur. ok jërëjëf.
politique na po na émission buy jox ndaw yi kàddu ñu ñëw taxaw exprimer wu expliquer wax yan point ak yan solution la ñuy def pour mën a am benn sorte de crise selon seen gox wala Sénégal nekkatul émission bi woo politicien mu ñëw toog di dige mais déedéet kii politicien bu bees bi la di Sénégal soxla day ñëw wax naka la ñuy def ak yan yoon la ñuy jël pour génn ci guute gi.